salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ki nga xam ne moom mooy Cheikh Djibril Diallo borom centre médical Al Afia waaye nag waxtaan bi nag tey du waxtaanu leen lu fas yéene nag waxtaan ak li nga xam ne moom mooy waajaay bi nga xam ne Cheikh bi ngi koy waajal te gis nañ ni Cheikh bi fan yi tànkam bëri na Sénégal waaye bëri na tamit li nga xam ne moom mooy bitim réew mu waajalaat nag benn tournée boo xam ne tournée internationale lay nekk Cheikh Djibi balaa ñu yaatal ci loolu ñu bàyyi na nga daal di nuyoo ba pare ñu daal di yegsi. asalaamaaleykum yéen mbokk yi ñuy seetaan góor ñi ak jigéen ñi di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant dinaan leen ngeen dal ak jàmm fii ci centre médical Al Afia incha allah. d' accord mbokk yi Sénégal TV tey moom moo ñëw fi nga xam ne moom mooy centre médical Al Afia comme ni mu koy defee ndax moom ak Cheikh Djibril Diallo yàgg nañoo lëkkaloo lu jëm ci wàllu liggéey mu ni mel waaye Cheikh bi tey ñu xool ni tey yaa ngi fas yéene def tour bu mag jëm France wër la këpp ndax clients yi ñu mën ñu ñëw nga ne xaaral ma fekk leen Cheikh bi loolu lan nga ci jublu. waaw alhamdulilah comme niñ koy waxee rek toujours bëri na ñoo xamante ne léeg-léeg dañuy bëgg di ñëw mais temps bi amaana du leen ko may ñenn ñi aussi tamit amaana amaguñ ko di ñaan yàlla yombalal leen ko moo tax léeg-léeg foog ñu déplacé wu jéem a jàppalante ak ñoom parce que ku nekk ci ñun da ngay soxla sa moroom surtout ñi nga xamante ni parfois dañu am ngànt bu fekkee yow mi nga xamante ni yaay seen docteur te yow mi nga xamante ni yow lañ bëgg nga traité ak ñoom wala dañuy yittewoo carrément mooy wér wala faju te amuñ kenn kuñ gis koo xam ne ko leen faj foog nga déplacé wu ba foofu pour ñu mën a jàppalante ak ñoom incha allah moo tax ñu nekk tout le temps di def tour d'Europe incha allah te bii ba fas yéene nañ def tour bu yaatu incha allah zone Europe yëpp incha allah. d' accord Cheikh bi tey ñu gis ni sa liggéey kenn dootu ko werante nekk na liggéey boo xam ne muy ruqya tey boo ñu doon waxal tuuti ci ruqya rek tijjiwaat ko ñu doog a xuus waxtaan pour ñi ñuy dàpp xam ne la dëgg-dëgg lan mooy centre médical Afia ak lan lay def. waaw ruqya mooy ruqyatu shar'iyya mooy baat bi ci en arabe ruqya mooy li nga xamante ni faj la ci alquran ak sunna comme ni ko alquran jàngalee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko jàngalee xam nga ak ay saxaabam ruqya mooy loo xamante ni lépp lu xeetoo ko shirk ñu duñ ci dugg ruqya moo xamante ni lépp loo xamante ni duñ ciy def allah subhanahu wa taala lu mu nangu la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mocc nit ki ci alquran ak sunna ba lépp loo xamante ni luy tawatam ci kàttun yàlla incha allah yàlla dindil ko parce que yàlla nee na wàccewul dara alquran lu yërmande ci ñun benn ñoo xamante ni ñu ngi jël alquran di ko def ci yeneen anam di ko fajee bi ñun façon anam boobu duñ ko def bi maanaa tey jii ñenn ñoo koy def di ci def ay genre xaatim ñenn ñoo koy def di ko génne ay sarax di ko boole ak ay yeneen affaires yoo xamante ni yu lislaam yu méngawul ak lislaam mais alhamdulilah ñun toujours yu ñu góorgóorlu mooy lépp loo xamante lu mel noonu ñun duñ ci dox incha allah ñun lépp luñ ciy def mooy di alquran santaane ak sunna incha allah. waa Cheikh bi tey soo gisee fii liggéeyu faju traditionnel toll ñu gis ni parfois coow li def ciy bëri loolu waaye yow nga jël benn voix nga ni voix bi mooy voix wu alquranul karim te ñëpp comme li ma la koy waxee dañ ni alquran ñu si bëri duñ ci gis seen ay aajo mais yow tout le temps da ngay dëggal ci nopp nit ñi képp ku sàlloo alquran rek te alquran lu mu mënul faj am na te loolu boo ci doon gën a ñaaxaat nit ñi fan ngay tegaat sa tànk. waaye mooy li may wax toujours rek mooy képp koo xamante ni ko tegu ci yoon bi rek ngay jubal yàlla barkeel la si lépp yàlla may dañ naan istijaab boo xoolee tey jii bëri na ñuy fajee yeneen façon anamu fajin mais toujours ay jafe-jafe lañ ciy am ba mujj gi ñi ñoo leen mujjee faj te alhamdulilah ñu koy sant yàlla bu baax a baax subhanahu wa taala ñun faj bu ñuy faj wala liggéey bu ñuy liggéey mooy li nga xamante ni du pacte ak dara ak cheytaan du loo xam ne lu lay topp wala du topp sa njaboot te bëri na ñoo xamante ni yaa ngi gis ñuy faj mais toujours jafe-jafe yi ñu am moo gën moo ëpp dafa mel ni rek tey jii jaam bi nga xamante ni dafa war a liggéey pour jéem a góorgóorlu nu ko yàlla ubbee nga ne déedéet xaar ma dem sàcc Wolof Njaay day léeb di naan sàcc yàkkamti sa wërsëg la xam ndax dégg mu baax baat bi may wax bi maanaa tey jii nit boo defee li ngay def ba pare da nga koy bàyyi ci loxo Allah subhanahu wa taala mais dafa am ay shayatin ins yu fi nekk yoo xamante ni ñoom lu ñuy utiliser dañ naan yàlla bu nangoo bu nangul subhanallah defal la ay fétiche yoo xamante ni affaire yu jinne lay doon vite fait yow amaana mu ñu nga cee gis résultat nga jàpp ni résultat bi mooy résultat bu gën mais xamoo parce que résultat bu gàtt la boo xamante ni fu ngay mujjee lu doy waar lay doon jafe-jafe yu bëri lay dikkal parfois ñu ngi ko fiy gis chaque jour bi maanaa tey jii ci borom tuur yi ci borom xam yi ci ñuy def fétiche
ak ci yeneen anam faj yoo xamante ni gars yi ñoo ko ciy def wala ñu ciy wut alal mais toujours ay jafe-jafe rek lañ ciy am incha allah mais faj bu ñuy faj ñun mooy faj bu barkeel faj boo xamante ni faj bu sell la faj boo xamante ni amul stress amul coono amul dara loolu ngay gën a am kóolute ci sa diggante ak sa borom parce que leer la boo xamante ni dafa barkeel day law ba faw mais bokkul loo xamante ni luy dem di am ay dog déedéet te lii dara gën koo gaaw parce que Allah subhanahu wa taala mooy borom kun fayakun incha allah. d'accord waaw cheikh bi bu ñu ko waxee foofu dafa am benn affaire boo xam ne bëgg naa ko laaj cheikh bi gis nañu da ngay dem tour sa voyage bu mujj bi nga ñëw nga jox ma éléments yi da ngay gis koo xam ne da nga koy mocc muy wàccu nga gis koo xam ne da nga koy mocc muy yóoxu te man li ma jaaxal cheikh bi a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bi ngay commencé bismillahi rahmaani rahim qul a'uuzu bi rabbin naas qul a'uuzu bi rabbil falaq yéeg wàcc nit ki daanu est-ce que amul loo ciy boole loo xam ne bokku la parce que saar yooyu ñun ñaar dañ ko tari lu xew nu mu demee noonu. waaw mooy comme di alquran di wax rek wala subhanahu wa taala nu muy wax moom nee na innamal a'maal binniyat nit ku nekk sa yéene ngay demee te liggéey bi nekk na loo xam ne boo ko tegee ci yoon yàlla da koy barkeel bëri na ay bitig yu tijji exemple laa la jox nga gis ki yor bitig bu ngande nga gis ku yor table ku yor table bi ñëw gën a barkeel ki yor bitig bi vite fait mu ñëw raw ko yor ay grossiste parce que li koy waral nit ku nekk ci li nga nekk boo ko gëmee nga tekk ci yoon rek yàlla da lay barkeelal boo nekkee ci dara tamit gëmoo ko toujours pour nga gis ci résultat lu jafe na te Moussa loolu dëgg du yàgg ñun ay xale yu ndaw lañ demaguñ fenn te li ñuy def nii bu dul woon tey jii dëgg la kenn tey jii du ñu yegg fu ñu yegg alhamdulilah même bu dul liggéey bi ñun alhamdulilah ñooy suturlu ci leneen kon tey jii dañuy waslu àq ci li ñuy jàng ci li nga xamante ni moom la ñuy def pour jàppalante ak doomu aadama parce que xam nañ doomu aadama yittewoon nañu te yeneen yi nga xamante ni moom ñoom ñoo fi jiitu woon bu ñu leen laajee yéen boo leen doon delluwaat ci àdduna loolu leen bëgg doon dañuy ay docteur imagine toi tey jii malade bi nga xamante ni dafa am jafe-jafe yow en tant que jullit nga ñëw jàppale ko ba mu tàkkal ko jàngoro yooyu imagine toi koo xamante ni dafa am lu koy sonal nga ñëw ci puissance Allah subhanahu wa taala ak ci alquran bi nga xamante ni moom la yàlla wàcce loolu loo xamante ni léppañ ci nga faj ci nit ki di la war ko ci yàlla ba mu tegwaat ci yoon moytu lépp lu xeetoo shirk loolu yaakaar naa liggéey yàlla gënu ko jullit yu bëri tey jii dinañ julli dinañ woor dinañ sarax dinañ génne asaka loolu dara gënu ko mais aussi tamit lii di nekk na loo xamante ni moom aussi rôle yeneen yi la mooy lan daawa la lu jiitu avant tout mooy da nga koy génne ci lëndëm nga tekk ci leer mooy lan da ngay conseiller nit ki wax ka li nga xamante Allah subhanahu wa taala moom la santaane la ñu war a doxalee moom la santaane la ñu war a def pour cheytaan moytuñu parce que cheytaan du néew kàttan la ci kooku gëm yàlla léegi nag nit ki bu tegoo ci yoon boobu toujours yàlla ngay suturaal pour nga dëggal ni carrément yàlla lu wax lu dëggu la ñun dañu dëggal li yàlla wax ci alquran moo tax tey ji yàlla dañuy suturaal mooy tax tamit jaam ñi nga xamante dañu ñëw fii tey ji bëgg a faju pour ñu expliquer loolu ñu tegu ci tamit yàlla barkeelal lay yomb moo tax aay bu nekk tamit ak aussi loo ci yéene nit ki jafe-jafe bu fekkee tey jii dafa am loolu daka lekk booy mocc aay yooyu da ngay gis nit ki day wàccu wala nit ki di yuuxu wala nit ki di wàccu wala nga gis ñi dañ commencé def ay jaare ñi ngay gis ñuy ñàkk ñi ngay gis ñuy def ay façon manifestation bu nekk nit ki da koy def mais loolu yëpp alhamdulilah parce que dëggal li yàlla wax ci alquran la rek te aussi tamit ak barke alquran ak yéene bu baax bi ñu am ci jaam bi moo tax yàlla di ñu may résultat yooyu incha allah. d'accord cheikh bi ñu gis ni yow say vidéo sax yàggoo ci di ci wax ay vidéo waxu jàmbur te doo ci mës a dugg waaye tey dañu gis ni mbirum jinne dafa dem ba dafa jaxase Sénégalais yi ku nekk naan am naa jinne ku nekk naan damay téye jinne ku nekk naan te man ma yàgg nekk ak yow liggéey gis ni ngay jëflanteeg jinne xam nga wala boo gis ni ngay waxanteeg seytaane wala ni ngay tuubalee tey affaire bi dem ba mujj gi kenn dootul xàmmeeti te yow lépp yaa ngi koy utiliser ci alxuraan léegi nu mu demee noonu yow da ngay lakk ñii di defar wala nu mu demee noonu damaa comprendre daal dafa am ñuy lakk am ñuy tuubal mën daal loolu bëggoon naa nga leeral ko mbokk internet yi day seetaan xam ni ndax dañuy tuubal ndax dañuy rey ñu comprendre daal. waaw mooy comme ni ma ko waxee sànq rek mooy baat bi nga xamante ni yàlla dana shayaatinu insi wal jinn boo déggee loolu mooy nit koo xamante ni day jëfu seytaan ba pare nit la doomu aadama la yow mais yëfam li muy def yëfi ceddo lay doon. yëfi ceddo laa la mën a joxe exemple daal bi maanaam mooy lan moom day jéem a naan day utiliser jinne mais nit ki kooku ci boppam wérul la feebar pourquoi wérul la feebar jinne ñoo koy conditionné te ñun jinne yi yàlla ñu ne mu ne ñun ñooy xalifatun fil ardi ci kaw suuf
ñun mënuñu nekk xalifa ba pare jinne di ñu corriger wala di ñu diriger déedéet ñun ñoo war a diriger jinne bu ñu tegoo ci yoon comprendre leen lu ci topp bëri na ñoo xamante ni parfois dañuy def genre fétiche wala genre yeneen pour di jëflante ak seytaan yi mais jëflante boobu du wéy mooy lan pacte lay laaj pour ñu mën a am li ñu bëgg ñoom pacte mooy lan mooy toujours ñoom dinañ def le tout pour jéem a naxante ak seytaan yi neexal leen deret wala neexal leen soow wala am yeneen façon neexal yu ñu leen neexal pour ñu mën a am li ñu bëgg ñun nag lu ñuy fekk luñ ciy fekk ñun lu leen ci fekk ñoom luñ ci fekk ñun mooy lan ñu dañu mocc nit ci alquran jàng ay aaya yoo xamante ni yuy waar jinne bi ñu xamal ko ni carrément yàlla bindu la ci dara ci kaw suuf lu pour nga jaamu yàlla moom lañu yàlla bindee moom la yàlla bindee kon foog nga tegu ci yoon nga bàyyi nit ki nga xamante moom nga ko sonal moo tax en général booy jàng aaya yi dangay gis nit ki di yuuxu di manifester wu di def yenn gestes yi comprendre parce que bu fekkee seytaan dafa nekk ci nit ki di ko sonal façon bu nekk bu mu ci nekkee ñii day doon genre caru rab ñii de lu ne bëri na aussi ay nit yoo xam ne dañuy toog nañ naan dañoo am jabar jinne wala genre mel nit ak jinne duñ benn yàlla ñun dañoo bind ci ban jinne yàlla da ko bind ci safara comme ni ma ko waxee woon rek un jour imagine toi tey ji sondeel ak safara est-ce que mën nañu ànd la mën ànd kon tey jii ñooñu nit mën nga tëdd di gént di sëy ak keneen loolu seytaan dina ko def mais quant à nit ak jinne dëgg doomu aadama mënu ko ñemewu koo gis parce que jinne mun na soppali ko ci yeneen anam nit di ko gis mun na tamit di dégg ay voix jinne mooy comme was-was mais pas nit ki jàkkaarloo jinne jaxaran comme ni ñu jàkkaarloo maag yow di jëflanteek nit ki te fekkee jëmmam kese boo gisee dootoo ko nettali keneen. kon Cheikh bi wax ci rafet na xam naa ne tey te ñu ngi waaj a jeexal waaye nag ñu jéem a waxaat tuuti ci li nga xam ne mooy sa voyage bi fan ak fan nga jàpp ni daal ñoo xam ne war nañ la fa mën a xaar ndax yaa ngi def tour. waaw alhamdulilah suñ dalluwaay toujours cabinet bi mu ngi nekk Paris côté 91 700. San Geneviève de Bois numéro téléphone bi mooy bi nga xamante ni moom mooy affiché noonu ci écran bi incha allah en même temps numéro Sénégal toujours day affiché wu. te liggéey bi fii tamit Sénégal day continuer tamit parce que am nañ yeneen éléments yu fi nekk sama cousin yi macha allah. te bu ñu fa demee tamit nañu jiitu Paris lañu jiitu bu ñu fa jógee tamit nañ dem ba Allemagne nañ dem ba côté Suisse nañ dem tamit incha allah ba côté Belgique. bëgg nañ tamit dem ba côté Italie ba côté Espagne yooyu incha allah. d'accord kon Cheikh bu ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo gars yi ziar leen jox leen tamit benn wàccuwaay boo xam ne conseil la. waaw mooy comme ni ñu koy waxee rek ci zaman bu nekk. mooy ñuy waaj a dugg ci élection yi ñi ñëpp di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm. def ko ci réew bépp jullit incha allah. parce que réew bu amee jàmm rek ñi ñëpp ñu am jàmm. te ku nekk ci ñun dañoo war a yéenante jàmm ñu xam ne aussi tamit yàlla lépp loo xamante ni li war a am jiitu na suñu judd te yàlla programme nañ lépp lu mu war a am ci suñu biir yaay bi ñu amee 4 weer kon nañ jàpp ne lépp lu am tamit na doon loo xamante dañ xam ne carrément yàlla noonu la ko nammee mooy lan mooy élection yi di ñëw yàlla moo xam kuy falu ak ku munta falu tamit nañ xam ne yàlla kooku la fi teg leen lu ci topp nañ yéenante jàmm te ñu moytu fitna tamit parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na ko yee fitna te histoire beeg xiiroo beeg ŋaayoo bi tamit jaru ko fi gis moom mu jar ko fi parce que pourquoi bu fekkee ñoom ñëpp dañ ne réew mi lañ soxla te defar moo tax ñuy jug kon waruñu di xëccoo wala di taal wala di yàq wala genre mel noonu déedéet ñoom ñoo war a joxe bon exemplaire te di wax tamit kilifa diine yi nañu booloo tamit doon benn jàppale tamit population bi jéem a leen conseiller parce que ñoom alhamdulilah yàlla defal na leen sutura déggal nañ leen kon nañ jéem a soññaat population bi ñu jéem a dal parce que actuellement nii dëkk bi jaxasoo na te nit ñi bëri tamit tiit nañ parce que pourquoi parce que élection yi léegi dafa xaw a doy waar trop ci réew mi daal di ñaan yàlla defal ñu jàmm yàlla defal ko réew bépp jullit incha allah te lépp loo xamante ne lu gën ci ñun tamit aussi surtout suñuy réew suñuy bopp yàlla nañu ko yàlla defal incha allah ni naan waa Paris ñoo ngi ñëw incha allah xam naa le 10 dañu commencé incha allah mais su ma fa demee suba wala ginnaaw suba incha allah nañ noppalu 5 jours après soo ko commencé incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah